yàlla di julli ci yonent bi di rafetlu jotaay bu baax a baax a baax a baax a baax defe naa ne li may jëkk def mooy gërëm Aziz parce que balisel na ma terrain bi ñi war a présenté ñëpp présenté na leen lii des mooy ñu waxtaan ak suñu hôtes yi ma dend ak sama mag grand frère Ndiaga mun moo ko ñàkk présenté moo ko présenté dina présenté ñëpp Ndiaga Ndiaye di sama conseiller di sama lépp fekk ma ci lu ne dafa ne loolu yow Mbengue xam nga ci loolu et fan yii yëpp nag ma jaaxle trop sur la situation du pays wax ju bari ji situation maire yi denrée yi ñëw yëg seegul coow li bugg fii génn fii la journaliste bu lay woo di la laaj ba ci kii mujj fële di sama jarbaat dégg yëgatu si sport bi loolu ba doon laaj ñaata nga am ñaata nga joxe Sénégal ñaata nga am ñaata nga joxe rek lañ lay wax lan la sa maire yi joxe te ñu war a ñu xam lan mooy vocation maire yi c'est vrai que c'est investir dans le social mais social bi budget la woon maire du kees goo teg fii wala trésorerie yi nga xam ne da nga jël tibb rek joxe loolu ñu xam ko mais fii Sénégal kuy wax rek alal la lay wax ceeb la lay wax alal lii ak lii ak lii ak lii zal ne ma ngi da ngay ñëw wax dëgg yàlla bi may wax da ngay ñëw waxuma lan la je pense que rek comme visite de courtoisie yi loolu la woon vraiment ma lay nuyu surtout ak sant di rafetlu jotaay bi topp di kontaan trop ci yow di nuyu sama sœur Nafi Wade sama doom baay di nuyu monsieur Diouf moo ko nuyu na waa Aslaar yëpp di nuyu ñu fi teew ñëpp affaire dafa am lu ci gën a neex cerise sur le gâteau aussi xam nga Mbengue boo woon football ku mën a dribbler ngay doon parce que gor boo ko teree rek da nga koy rey te da nga yàgg di ko def te boo koy def ni nga koy defee mooy xaw a doy waar daal mais musuma imaginer que d'abord am nga relation ak champion yi nga def yëpp ci man def ko ci équipe bi parce que tu as pris mes jours di leen jàngal may def sport étude comme jàmbaar comme keneen te aw ma ko woo ma ci biir nekkuma mer nekkuma dara nga teral ma ci biir ay nit yi nga xam ne ñu am nga ñoo xam ne ñoo la gën a jege conseil bi am ay problème nga ñëw fi dugg fii jubal ñu te xamantewuñu te lu bari da nga ñëw ci man di wax ak man te man ak yow xamantewuñu ba saal boole ñu ba tey nga ñëw encore indiwaat beneen wàllu ci situation bi nga xam ne jaaxle woon nañu parce que on était dans une situation où comme li mu waxoon sànq ku nekk day wax naan lan ngay def te suñu maire ñun 3 ans 4 ans yi ne jagaa ni les contributions sont là notre trésorerie on marché sur 400 millions et 500 millions matagu ko 250 millions yi salaire la ma ne maire bi dina fonctionner mais su ma tëbee comme yenn maire yi ne damay joxe denrée damay def nii 200 millions fan laa koy jëlee mun naa ko wax nag bañ ko def comme ni ñuy wax ak équipe professionnelle rek ñu ne ñu ay équipe professionnelle te gars yi du ñu fay seen joueurs yi am na ñaar wala ñett ñuy fay wala juróom ñuy fay mais ñu bari du ñu fay am na loo xam ne man mënu ma ko si du ma ci dugg damay mën def sama moyen damay mën la dame là léegi la me pose question qu'est-ce que tu vas faire avec tes joueurs ma ne ko je paye moitié salaire j'ai pas honte de le dire durant cette période là si c'était dans une entreprise sama entreprise liggéeyul su ma neexam bañ a fay le code du travail me le permet mais sama entreprise su liggéeyul aussi ndax xam am na lu rapport yu ma am ak su may employé j'ai gagné assez d'argent je dois pouvoir les partager avec ñoom j'ai pas besoin de le dire mais tey avec mes jours je les paye moitié salaire mun naa leen fay sax salaire la moom mais dañoo liggéeyul dara xale yi ma am ren je le dis ñoom ñoo gën a pire ñoo mos am ñëpp mais dama leen di yar loolu laa mujj wax ak moom léegi ma génne loolu donc daa paye moitié salaire leneen sax naa leen ko dencal mais après danaa ko doon def donc mu nekk dans un pays ba nga xam ne en général nous on communique beaucoup mais on communique beaucoup sur ce qu'on ne fait pas et c'est ça le mal du Sénégal parce que nous sommes suffisamment intelligents nous sommes trop intelligents et nous sommes extrêmement intelligents nga ñëw nag cerise sur le gâteau indil ñoo ko koo xam ne dafa am contraire dafay nekk contraire loolu muy Yaxya Jóob Yékini yàgg ko fan yàgg ko bëgg teew ñoo ko mag parce que du lu mu gagné li muy gagné de il a beaucoup gagné champion dafa def na lépp
mais du gagné moo am importance li am importance ci moom mooy naka lay def ba gagné c'est ça qui est important ci liñ ci xam rek xam nañ ne toppoon na koo xam ne référence la ci mode de vie am hygiène de vie am façon de vivre am sur le plan culturel sur beaucoup de plans muy Robert Diouf donc bu ñuy xool historique am ñun bu ñu bëggee jàng parce que aussi ay xale la ñuy yore di leen jàngal di woon yoon nu ñu war a jaar pour nekk champion il faut comprendre des références parce que dafa am ay bés yi nga xam ne bu amee ci football wala ci bari wala ci basket wala ci lu nekk joueurs yi ñoo koy gagné mais joueurs yi pour ñu gagné ko du leen jox lekk du loolu dafa am loo leen di taggee ak nooy wax ak ñoom ak looy wax ak ñoom ba nga xam ne bu ñu duggee dañuy nekk ay gaynde moom exemple la boo xam ne ñun dañ koy cité souvent en su ma ko waxee peut-être que miinuma ko xamuma ko moom miinuma xamuma su ma ko tribulé Cheikh Ndiaye moom dina xam moom it mu yàgg def suñu équipe te yëgaluñu ko parce que ñun nag daf nañu nawetaan bu ñu nee nawetaan Sénégal ñun tey mun naa fëgg sama dënn la ñooy la meilleur ni Yékini nekkee meilleur ci làmb ji parce que du ay wax chiffre la à l'appui loolu dañ ko def mais loolu du ñun rek yàlla daf ci dugal loxoom ku nekk fii muy Sadio mi keneen Ibou Ngom keneen ak keneen ak keneen bu su bës jotee ku nekk la nga mën comme ni nga def nii da ngay def ko ci la nga xam mais bu ñëwee ñoom ñëpp di ma wax dinaa xam lii am ak li amul liy dëgg lu dëgg kooku nekk suma booy nekk suma lépp nga yàgg defoon teg moom te buy dem xam naa ne yorul parce que dëgg xam naa ne yorul ñu ci gërëm di la sant donc xamoon na yow sa nit la nga ñëw tey indil ma ko tey ci période bii ñu nekk ci ay difficultés war a am lu ñu wane na ñun dañu war a mën def des choses mais li ñuy def du ñu rek ñoo ko war a mën def nit ñi ñoo ko ci war a jiitu ñu fekk si leen si parce que affaire bi c'est une responsabilité individuelle d'abord après ñun on vient en apport en un point yow ñoo joxe exemple indil na koo xam ne aussi dafa joxe exemple ñu war ko wane à la télévision yi ndaje fi tey ça je crois que c'est le plus grand cadeau que le Biscuiterie a reçu cette année bii. bismillahi rahmaani rahim gannaaw bi nu sante sunu borom bi di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te di yokk di ko sant fu ñu toll di yokk leen ko doon sante yal na nu yàlla defal sutura yal na nu yàlla teggil gàllankoor bii yal na nu yàlla may gudd fan ak wér mbokk yi tey de dafa di daje boo xam ni lu rëy la de si ñun lu rëy la si ñun maa ngi nuyu d'abord monsieur le maire maa ngi nuyu ay collaborateurs am premier adjoint ak ñoom Ahmad yi nga wax loolu di leen ñaanal yàlla teel leen lii nga xam ne tey yan bi mu woyof tooy di nuyu sama xarit bi li ngeen wax léegi nii si Yaxya di koy firnde rek mooy dama xëy suba génne benn yére beneen couleur sol ko ba liggéey si soxna si ñëw ni ma dama nga changé ko nga sol beneen bii ni ko bi mu ñëwee ma ni ko alhamdulilah yàlla de si xol yi bu setee rek suñu borom bi dana rafetal lépp lii de wane na ko sama digganteeg moom yaakaar naa ne ñing li muy wax léegi fii matériel ne macha allah lu ma def rek lu dul di ko ñaanal bi ñu ñëw léegi wax naa ko ni ko lii de ku mu doyul dara dootu doy teraanga bi yi nga ma defal tey sax bii nga ma defal sama biir ay mbokk su ma doyul dara dootu ma doy kon nag Yaxya maa ngi lay gërëm di la sant bi may ñëw nag wax dëgg de façon spontanée xëy na démb rek lanu laa xalaat sax xëy na ñu ñëwee nii waaye sama yéene au départ loolu damay jóg guddi rek yóbbul ko Jibril këram monsieur le maire ni que lii maa leen ko jàppale waaye nag nii la ko yàlla doxee bëgge nii la ko tërale pour wane rek xanaa yéene ji suñu borom bi rek mooy wane boppam foofu kon alhamdulilahi rabbil alamin ma ñëw nag fekk fii samay mbokk bi may ñëw nag mënoon naa ànd ak délégation yu mag a mag mais nag situation moo ko laajoon waaye nag gëm naa ne école bi yëpp a ngi fi monsieur Diouf mi ngi nii toog directeur des études
monsieur Nam mi ngi noonu toog mooy surveillant général suma comptable madame Fall mi ngi fa suma assistante Ndeye Binta mi ngi fa ak waa école ba yëpp ñoom ma ko doomi nii bi may ñëw itam ma ànd ak Nafissatou Wade wax na léegi itam lan nga xam ni taxawaayam muy conseiller municipal au niveau des HLM mu taxaw nag doon fa liggéey bu am solo mu day sol yéreem di wër temps yi heure bi ñu toll daf ma ko bàyyil ñëw fekk si ma waaye doon na ko fekk mu nekk auprès des populations te itam loolu la mën jàppalee maire itam mooy tey ñëpp takku dugg si terrain bi dem def sensibilisation bi moom de loolu laa ko gis mu koy defee na fi bàyyi soxlam yëpp ñëw ndax si école bi la bokk lépp lu ñu def si lu baax rek moom mi ngi si mënoon nañu ñëw nag ñëw bu yaatu waaye dañ ne rek na def délégation bu yem boobu ba ñu ñëw itam ñu ànd ak Demba Ramata moom aussi yàlla def mu jiite une association bu ñuy wax cant fi am taxawaay bi yàlla def aussi ñoom ñu def moom itam ma bokk seen parents yi foofu moo tax ma ne ko Demba ñëw ñu ànd ndax xam naa sa taxawaay si kii bi fii ma ñëw nag mu nekk foo xam ni yaakaar naa ni sama kër laa ñëw wax ji sax dafa tënku woon gannaaw bi nga xamee ni Salif Bey wax na ndax bi may bind délégation bi dama bindaale Salif Bey conseil municipal wàllu kon man moom sama ba délégation la bokk pour ñëw ñoom ñëpp sax seen bokk bu ma neexee sax ni Abbas mi toog ndax fu ma leen gisee ak ñoom wax dëgg ñoo ngi may wan kanam goo xam ne ak cër boo xam ne dafa yéeme daal ñoom ñii El Hadj sama xarit bi ñoom Abdou Khadre wax dëgg kon nag yaakaar naa ni ñun daal kër gi la daal monsieur le maire maa ngi nii toog te moom te mu nekk produit Asalaar nekk élève Asalaar yaakaar naa ne histoire Asalaar nag ak maire bi yaakaar naa histoire bu yàgg la monsieur le maire xëy na am na lu bari mu si fàttali Asana ne la toog nga xam ne lii itam bi ma koy xalaat woo naa ko téléphone waxtaanaa seeg moom itam sama xarit nga wax Zeybani itam dugg si moom tamit wax dëgg macha allah kon nag nga xam ni lii bëggee moo ko sax nii dama ko doon jël rek indi ndax sama kër laa koy jël di ko dugal dama ko génne sama biir kër dugal ko sama biir kër loolu kese la. Zal nag li mu wax taxawaay boobu dafa am solo ndax dama ko woon ni que depuis bi nu ko gee ma ni que Zal man dama am principe dafa am nu ma gisee li ma gisee mooy àdduna ku nekk na nga ko jox sa cër. ñu ànd di liggéey pour biscuiterie yi muy dëgg si ñun itam mooy man xool ma sama bopp Zal gëm naa ni mën nga dem si liste proportionnelle bi xam naa sa taxawaay si quartier bi xam naa sa taxawaay si commune bi su yàlla defee ñu ñëwandoo àndandoo ñëw fii itam alhamdulilah rabbil alamin boo demee itam je sais que daa défendre dignement aussi commune bi mais la ma lay yabe mooy rek boo demee gannaaw bi nu ñaanalee yàlla sunu góor gi yàlla xare ko àjjana góor gi Doudou Issa Niass yàlla yokk leeram ma ko daan accompagner itam nii ma taxaw seetu Doudou nekkoon si wetam di wax Zal itam fa nga dem xamal ni population mu la fa yóbbu lépp looy nangu war ko nangu ko te yàlla tax bu ko teg mukk sa bakkan lépp looy bañ itam bañ ko te bu ko teg sa bakkan yow ne la population bi jóg ndax dafa citoyen mooy képp kuy citoyen rek tey si jamono bi ñu toll war nga mën taxaw bul xaaragum la réew ma war a indil mais seetal lan laa war man indil réew mi lan laa si war man jàppee waaye nag ñu gëm ni itam dañu dem si guerre dañu dem si combat tey bu ñu nee le président de la république mooy le général ñu ni kon nag mën nañu gëm ni sax ces principaux les colonels ñi nga xam ni ñoom mooy les communes ou les maires kon war nañu mën boole force yëpp ku nekk yóbbul maire bi comme ni ko Nafi waxee ni ko mi ngi noonu yow tey fi mu nekk nii yow yaay yaay bi yow yaay yu ñëpp tey yaay ndeyoo ñëpp tey fi mu toll nii kon man loolu moo tax ma jël lii nga xam ni tey malgré nag que ñu ni école yi difficulté yi fépp la su ne école yi am na difficulté feneen fépp am na difficulté chef d'entreprise buy génne tàpp lamb sa poche génne am nga difficulté waaye nag su fekkee ñëpp dañu am difficulté la denc la ñu am te di xaar si état bi kon mais dañuy lanu denc néew nañu ko génne partagé waat ko delloowaat ko nit ñi kon ñun loolu mooy taxawaay bi parce que école Asalaar tey ku ne xam ne école privée yi fay seetunu waaye nag ñun am na beneen taxawaay au delà fay boobu man du ma ko sax tudd depuis boobu du ma xam nu ñuy fay non c'est du bokkul sama waxtu sama dama naan lan la ñuy fekk pour sauver l'année
nañuy seet pour jàppale population nañuy xool pour jàppale parents yi man c'est ça ma préoccupation actuellement loolu lay xalaat nan lay dem ànd ak maire bi tey pour que ñu demee sur le plan de l'éducation nu mën a relever le niveau ensemble ak doomu population bi nga xam ni ñu mel ne cant nga xam ne ay professeurs ñoo fi nekk ñu ñëw àndandoo ñu xool un programme maintenant pour l'école ñu xool ñu jàppale population bi je pense que loolu mooy taxawaay bi ba yàlla dimbali ñu ba lii teggeeku ba xëy na maire bi la mu daan taxawee muy collaboration wax ne war naa am digganteem ak école bi ñu mën jàppale population yaatoo yaatu discuter nañu ko si man ak moom pour war ko mën au service de la population ñu jàppale xale yi ba nga xam ne volet boobu au moins ñoo koy développé muy étude bi mooy ay xale avec fierté quand je vois les gosses de NGB arborer mooy NGB ñëw di jàng si au niveau de Assalar loolu kon bu nekk relation boo xam ne itam am nañu ko si diggante maire bi ak Djibril le président. kee bi muy nas ci ma ne ko loolu geste bu noble la bu rafet la li muy xat yëpp danaa ñëw nu ànd di nuyu Nafi di nuyu suma nijaay Diouf ak waa Assalar yëpp kontaan rek laa mën def parce que xeex bi ñuy xeex du xeexu kenn ñun ñëpp ñoo ko bokk parce que nag lii xew di Covid-19 bi du caaxaan ku nekk war nga ko def sa combat bopp heure bi démb ñun kenn toogul kenn taxawul ñu ngi dajale matériel bu ñu waroon yóbbu ministère de la santé parce que loolu moo ñu war ci tënk daal ak li ma mën wax liy xew ku nekk na nga ko def sa xeexu bopp commencé ko si biir kër veillé ci xale yi même taalibe yi fay yolwaan bu leen gis rek dàq leen ñu dem même bu ñuy ñëw boo munee naxanteeg ñoom ñu raxas seen loxo nga waxtaan ak ñoom dana ci am solo parce que looy xeexal te gisoo ko dafa xaw doy waar moo tax daal lu ci waay mën def bu ko xeeb vraiment di leen sant di leen gërëm su ma digganteeg ma jow dama si ñëwaat maak moom benn lañu mais daal yal nañu yàlla gën a xiir ci lu baax ba lu baax ci dëkk bi ñu bokk ci lu dul noonu it buñ ko fekkee kontaan naa jërë ngeen jëf merci